représenté ici par Madame Mbaye. Bu ñu jógee ci loolu dañoo wax léegi problème de temps donc il faut aller vite et bien. Monsieur le maire ci yow la ñuy commencé parce que mën naa ne say pas la waa Dangote gis ba tax ñu réaliser lii bâtiment bi moo bees mais bële ci biir la mairie moo ko tabax sur fonds propres avec une valeur de 32 millions de francs. bi mu koy tabax dafa amoon problème bu am fii muy góor ak jigéen mag ak ndaw dañ daan bokk benn salle di leen fu hospitaliser bi ko waa dëkk bi waxee seen doléance ñaan ko ñaari salle moom ci yéwénam ak clairvoyance am mu def ko 4 salles multiplier ko par 2. donc mën naa ne waa Dangote tey bu ñu defee loolu mën nañ inspiré ci loolu pour defal lii bu ñu jógee loolu dañuy féliciter waa Dangote parce que Dangote nekkul entreprise bi fi njëkk bu ñuy wax sax dañ naan moo fi mujj mais tey mujj bi mu fi ñëw yaakaar naa li mu fi def romb na ñi nga xam te nii fekk na leen fi ñun ay jeunes lañ kenn saxaluñu leen li ñuy gis la ñuy wax. waxuñu ko aussi pour neexal leen mais constat la boo xamante ne kenn mënu ko dindi bi ngeen fi ñëwee ci la nit ñi di xam bi Makka bi ngeen fi ñëwee ci la ASC di xam yenn subvention yi bi ngeen fi ñëwee ci la ñuy gis yenn infrastructure yi ngeen koy réaliser ci Pout ak fi ko wër rawatina dëkk yi nga xamante ne waroon nañ ñu. ci kaw loolu mënuñu def lu dul remercier leen di leen wax ne waa Pout yëpp kontaan nañ ci yéen. mais nag aussi en tant que jeune du ma daaneel sama kàddu te waruma leen wax ñaar su may wax damay wax ci côté jeunes yi man sama bopp taxul may wax mais penser à l'emploi des jeunes vers le futur. li may wax foofu lenn la Dangote bi muy door a tijji ci ali bi du woon sax réalité mais ali bi la woon ñu ne non ample qualification yi ñu soxla waa Pout amaguñ ko parce que cimenterie mi ngi door a tijji et cetera. ali bi la woon ñu nangu ko mais actuellement nii à cause de Dangote wala sax grâce à Dangote bu ci bëgg rek ñu utiliser am na étudiants yoo xam ñu ngi def ay formation yoo xam ni typiquement ci mbirum génie civil la mbirum cimenterie te Dangote moo ko waral donc yaakaar buñ ci am après am fa emploi wala leneen moo tax ñu def formation boobu te loolu du jeex du xaaj li ngeen def dañ koy rafetlu muy ci maternité bi dañ koy rafetlu mais maye jën yomb na mais jàngal na ni ñuy nappee aussi c'est bien. mooy waxuñu ngeen jël ñëpp parce que mënta ne Pout aussi du benn exception ci Sénégal ñëpp a ko bokk donc Dangote képp koo xam ne sénégalais nga wax sax à étranger mën nga fa liggéey mais dañ ne aussi à compétence égale priorité aux autochtones loolu mooy ci olof man su ma dëkkee Pout nekk mécanicien am ku dëkk Thiès nekk mécanicien man maa ko gënee ci Dangote parce que man maa fi dëkk loolu aussi dañ leen koy wax ngeen bàyyi ci xel. beneen bi côté sport laay waxee yéen a ngi def ci nawetaan c'est bien mais fi ma leen di waxee sax loolu seen intérêt la xaw a ne muy seen image génn tuuti bien vrai que génn na mooy Pout dafa am équipe fanion bu tudd Pout Sporting Club di compétir au niveau national pourquoi pas ngeen sponsoriser leen fu ñu dem ci Sénégal sol seen moyen fii Pout Sporting Club def Dangote ci kanam sponsor officiel loolu day jaay seen image. ñu bëggoon aussi ngeen jàppale ci ginnaaw bi ci maire bi di jàppe maire bi jàpp na ci 1 an le maire jàpp na ci 3 ans actuellement nii am na bureau bu bees ñu bëggoon ngeen jàpp ci au moins mu nekk un partenariat gagnant-gagnant boo xam ne nii avenir Pout Sporting Club na ci gis boppam Dangote à travers son image dina ci gis boppam donc du ma guddal li ñu war a wax bari na foofu lañ koy dagg di sant ñëpp di leen gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. Docteur Moussa maa ngi leen di nuyu suñu imam yi ñu ngi leen di nuyu suñu partenaire yi Dangote ñu ngi leen di nuyu jigéenu Pout bàjjenu gox relais personnel district bi ñu ngi nuyu ñëpp ba samay kàddu nag kàddu sant ak gërëm la rek ndax vraiment lii duñ ne guleet la fi am na ñu ko fi wax monsieur le maire gis nañ def na santé priorité am investir na fi investiraat fii ba lii ñëw tey vraiment amuñu dudul mbégte ak kontaante sama appel rek ci jigéen ñi laa ko jëmale jigéenu Pout bâtiment bi yéen a ko moom seen maternité la bu ngeen fi ñëwee yéen a ko moom bu ngeen fi ñëwul yéen a ko moom
defe naa ñàkk fay da paasewul nga am lu mel nii nga bàyyi ko fi nit ñi ñu dem di seeti feneen yéena ko moom monsieur le maire yéen la ko defaral ci appui partenaire am yi kon mën naa ne am nañ ci yaakaar ne suñuy yenn indicateurs yu mel ne utilisation structure bi bâtiment bi dina ko régler ñi daan dem feneen dinañ ñëw fréquenter structure bi ba loolu nekk suñu ginnaaw fi may terminer rek pour bañ a monopoliser parole bi monsieur le maire dama am yóbbante personnel district de Pout personnel bi nee nañ yu baax yi ñu fiy def ñu ngi koy dégg di ko rafetlu léegi dañ ne yu mel ne billet Màkka yi vraiment bëgg nañu nga leen ci bàyyee xel at mu nekk daal téeraate daal ñu ciy bokk su ma nee nekk merci beaucoup. di jiital nuyu bi suñu imam yi chef de quartier yi. di sant sunu maire yi maire Kër Moussa maire Pout maire Diass di sant imam di sant maire yeeg adjoint yi donc je pense que wax bi du gudd ci ñaari fànn rek lay nekk benn fànn bi mooy sant parce que fi fàq bëri na maire mënoon na jot subvention bi wala appui bi def ko fa ka nekk donc seen force ko mu def ko santé donc ñun lay jàppale bien population lay jàppale mais ñu ci liggéey lay jàppale beneen bi ci topp mooy assurer aussi que ni daañu ci def li nga xam ne moom moo ci wax pour jéem ko maintenir parce que je pense que suñu problème au Sénégal maintenant daf ci xaw a na sax donc je pense que daan def li nga xam ne moo ëpp suñu doole pour que ñu mën bu ngeen fi jaarante ba ñu rus donc je pense que loolu suñu wàll la te je pense que taxaw nañ ci te commencé nañ ci taxaw du soobee yàlla madame Koumara wax na ko si population bi nañu fréquenter structure bi ñu ngi ñaan population yi ñu fréquenter structure bi parce que hôpital kenn du ko tabax ci àll fu nit ñi nekk rek lañ koy tabax donc bu ñu ko tabaxee nit ñi utiliser ko ñi fi nekk problème bi ñu amoon problème hôtellerie kese la woon mooy am ay infrastructure bi nga xam ni nit ñi daañu ko mën utiliser am satisfaction te yàlla def na mairie vraiment ñu ngi ciy def jéego yu mat sa pavillon d'hospitalisation ñu ngi fi lii ba ko ci yokkee yaakaar naa ni ñëpp daañu ci mën am satisfaction ku fi dem tamit doo am lu ëpp liggéey am fi donc je pense que ku fi ñëw dana la jàppale say mbokk jegal dana la jàppale également ci poche parce que loolu la ci mairie bi gën a wut donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan yàlla mu may ñu sutura ak wér di yaram ba ñu ñëwaat fii di inauguré leneen li nga xam ne population moo ci bénéficié wu merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waa mbokk Pout ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci ne sa tur ak sa sant di leen ziyaare bu baax a baax di nuyu monsieur le maire monsieur Sarr moom lay nuyu di la féliciter waaye di la ñaanal yàlla di nuyu aussi sama papa monsieur le maire Momar Sy maire de Kër Moussa di nuyu madame le maire waaye di nuyu madame la présidente des femmes di nuyu imam ratib bi di ko jox nuyoo imam dëkk bi di nuyu délégué de quartier yëpp waaye di sargal samay mbokk jigéen ñi vraiment jigéen ñi mention spéciale waaye di nuyu ñi nga xam ne ñoo waral teewaay bii ñu nekk ñoo xam ne seen cër seen doxalin mooy ne commune yëpp nekk benn ñuy obliger les mairies ci l'intercommunalisation mooy waa Dangote à travers madame Mbaye jërëjëf buñ ne jërëjëf waa Dangote ko moom ak personnel bi Dangote ndaxte dañuy wax ne kenn nit mënu dañ daan jiital ñëpp accompagner la lépp lu baax lépp lu rafet nga ànd ci ak entreprise bi nga ànd ci ak monsieur les maires ñi nga xam ne ñoo nga polarisé vraiment sa taxawaay dafa rafet ndaxte boo sañoon bu mënoon nga ñëw commune bi ne la nga seex ak moom nga di ko seex ak moom waaye déedéet da nga woo commune ñëpp ñoo xam ne da nga seex ak ñoom dara nga dajale leen ñu waxtaan vraiment ba maire ñooñu am na ñoo xam ne xamatuñu waaye léegi ay mbokk lañu léegi ay nawle lañu vraiment loolu lu rafet la loolu diine daf koo sopp koo xam ne day dajale day fekk ba nit ñi di nekk benn di nekk mbokk vraiment loolu boo ko boole ak li nga xam ne yaa ngi koy defal askan bi yàlla moo leen fay te yàlla moo leen fay ñun ñëpp ak ñi nga xam ne yéen ay équipe bi vraiment may wax tamit ci turu kàddu monsieur le maire Aliou Samba Ciss maire de la commune de Diass parce que Dangote vraiment
lu ñëpp lu ñuy def dañuy inviter les autres communes vraiment ma ñëw taxaw leen ko fii di wax ne lépp loo xam ne cité ngeen ko ci Kër Mousse cité nañ ko fii ci commune Pout mu ngi koy def commune Diass mooy ci Tabaski bi mooy ci bee màkk yi mooy ci social yi nga xam ne ñoom duñ ko wax mooy ci ASC yi mooy ci santé bi comme ni leen ko defalee ci éducation ñun ñu ngi ñuy tabaxal ay salle de classe bokkul ak yi nga xam ne tabaxoon nañ ko vraiment daawat macha allah dañ leen di sant di la gërëm ci lépp loo xam ne yéen a koy def vraiment rëccuwuñu luñ leen fi installé ñi nga xam ne dañu doon xaru pour ñu installer fii Dangote vraiment tey sëgg nañu parce que gis nañu résultat yi ñu nekk résultat positif am na ku ko wax sànq mel na ni yéen a fi mujjee waaye mel na ni yéen a jël pay yàlla leen yàlla lafal cat dañ leen di ñaanal parce que xam nañ ne fi ngeen teg seen tànk doole ko tiik ndaxte kuy ñëw installé wu deful dara muy commencé di tabax mu yëkkati alalam di ko jox nit ñi mu tabax ba pare commencé di produit du yokk lu muy def gëm naa ne kooku bu yokkul du teggi dara kon vraiment madame Mbaye félicitations et merci beaucoup ci turu askan bi yëpp mun naa wax ne ci turu Sénégal yëpp parce que lii président de la république daf leen waroon décorer ndaxte lu ci bëri moo ci waroon appuyer collectivité locale yi waaye tey jii am na loo xam ne wàcc na ko am na loo xam ne wàcc na maire bi te pourtant moom moo ko waroon def jàppale askan yi jàppale mairie yi bon boo leen ñëwee tey du ko tabax bon war xam naa ne seen agrément bu mu leen jot président de la république du ko rëccu te war na toog vraiment mu wax ko féliciter leen encourager leen comme ça ñi nga xam ne dañ fi installé ci suufu askan bi ci suufu population bi ñu roy ci yéen su ko defee beneen entreprise bu ñëwee nar a installé ñu sawar koo jox li nga xam ne mooy suñu suuf parce que ñun amuñu dara ressource naturelle la ñu am ku ñëw installé nga jàppoo askan bi juboo askan bi di defal askan bi li ñu bëgg ñun tamit dañuy nekk si ginnaaw waaye tamit nekk seen avocat waaye tamit nekk ñoo xam ne dañuy nekk seen ginnaaw di leen ñaanal yàlla na yàlla jàppale leen lépp loo xam ne summet ngeen ko yàlla na ko yàlla àggali vraiment monsieur le maire de Pout yow tamit dañ lay wax ne félicitation lii wane na ne liggéey bu baax rek nga fi def mboole bii wane nañ ne askan bi nga fi nekkal bon fi nga teg sa tànk foofu la yàlla na la yàlla jàppale ba lépp loo xam ne projet la nga yéene ko askanu ko yàlla may la nga mottali ko vraiment ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne kàddu yi lu ci dang tamit ñu xam ne man mi ma tëdd la waaye yéene wax ju rafet rek ak wax ju baax moom ma taxoon ñu jox ma kàddu gi vraiment ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah. mbooloo mi maa ngi tàmbalee nuyoo bi teg ko ci loxo monsieur le maire de Pout di nuyu monsieur le maire de Kër Mousse di nuyu monsieur le maire ou bien l'adjoint maire de Diass di nuyu notable yi fi teew di nuyu imam yi teg ko ci loxo imam ratib di nuyu population Pout ak délégation bu ñu àndal madame Mbaye bu ñëpp xam jiite ko ak chef de département yi ñu àndal Dangote nga xam ñi ngi nii toog fekkee inauguration bi tey nag lu ñu fi andi mooy inauguration mais dafa am fu mu tàmbalee dina baax di ko fàttali nit ñi parce que ñëwoon nañ fi pour def pose de première pierre bu ma juumul c'était le mois de novembre te balaa loolu ñu ne communes yi dafa am lu ñu teg lu ñu tuddee cadre de concertation mooy fu ñuy toog di waxtaan ak ñoom ngir xam seen priorité ndaxte ñi jël kàddu gi ñi ngi doon fàttali ne ñi ngi doon bu tabaski jotee ak korité ak yeneen feet yi ñi nga doon jàppale population yi te loolu bañ koy tàmbalee projet lañ nekkoon projet mooy maanaam usine bi benn saaku ciment génn gu fa woon mais bañ demee ba ci biir ñu ne loolu yëpp neex na nañ jéem a xool lan lu ñu mën a teg
loo xamante ne ñëpp nañ ci mën a gis seen bopp ndaxte billet màkk yi démb bañ demee Fulum maa ngi leen tooñ maa ngi koy waxtaan monsieur le maire ne ko chaque année daanaka fukki at a ngi nii ngi distribué ay billet màkk mais li ma seetlu ba ñuy def distribution bi ren sax maa ngi ko doon wax 95 à 98% yëpp ay góor lañu donc monsieur le maire bàyyi leen xel ne jigéen yi nañu commencé dem màkk loolu moom bàyyi leen ci xel. donc Dangote ak communes yi waxtaan moo andi lii yëpp te lu ñuy def fii moom la ñuy def feneen tamit moo tax it lépp lu ñuy def dañuy ñëw teg ko fii invité yeneen maires yi ndaxte démb ci waxtu bi ñi ngi woon Fulum de inaugurer benn poste de santé bu ñu leen fa defal ndaxte Fulum ñëpp xam nañ ne village bu mag a mag la boo xamante ne presque 5000 personnes ñu ngi fay yeewoo te centre de santé bu gën a jege mi ngi nekk Morolan te mët na 7 kilomètres tey si suba aussi sànq wax nañ ko ñi ngi woon marché Pout ndaxte tey bañ fa demee suñu yaram dafa daw sax ndaxte saleté bu fa nekk ak xet bi sonal na femmes yi dimbali nañ leen tey ba nettoyer marché bi yëpp donc li si des defe naa ñoom ñoo ko war a toppatoo monsieur Préra tamit bu jiite si usine bi direction sécurité dajale woon na moto Jakarta yëpp pour sensibiliser leen si wàllum sécurité ndaxte ñoom tamit dafa am ay effet yu bëri yoo xamante ne dañ koy def si tali bi te duñu xam donc sensibilisation boobu am na solo donc ñun ak communes yi lii tàmbale la rek ndaxte RSE bi ñaari volets yu am solo yoo xamante ne ñu ngi ciy liggéey mooy éducation ak santé. Éducation il y a 2 mois de cela ñu ngi doon inauguré tamit CMU Ñaaxit inauguré nañ ko il y a 2 mois de cela donc loolu ci wàllu éducation la fii Pout monsieur le maire ba ñu waxtaanee ci cadre de concertation bi maternité la fi waxoon tey defal nañ ko maternité bi posé woon nañ première pierre waaye tey inauguré nañ ko léegi ñu ngi waxtaan ci yeneen projet ndaxte comme lu mu leen wax lii tàmbale la rek incha allah bu neexee yàlla yeneeni projet ñi ngi ñëw ndaxte Dangote ci ay budget am si wàllu RSE ñi ngi fexe at bu nekk ci lu ñuy liggéey di ko ci gañe ñu jël si as tuut bokk ak population yi te bokk boobu ci ay infrastructure rek nga xamante ne ñëpp nañ si mën a gis seen bopp surtout jigéen yi nga xamante ne am nañ ci wàll ndaxte tamit jigéen yi formé woon nañ leen ci produit de transformation wu mango yeeg yooyu ñun ñoo àndoon ak ñoom ci formation boobu fayal leen formation bi tey ñi ngi waxu maternité donc suba incha allah ñi ngi déglu monsieur le maire ci cadre de concertation bi bu amee yeneen projet yoo xamante ne waxtaan na ceeg municipalité bi bu ñëwee incha allah bu neexee yàlla dinañ ko ci jàppale maa ngi leen di gërëm te waxtu bi xat na ci nawet lañ nekk merci beaucoup merci monsieur le maire. ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi suñu frère di suñu lépp di Moustapha Sarr le maire de la commune de Pout. dama yaakaar ne su ma ko nuyoo rek nuyoo naa ñi fi nekk yëpp di nuyu imam yi délégué des quartiers yi également docteur Badiane su ma ko nuyoo naa aussi le corps médical bi yëpp di nuyu aussi suñu personnel bopp bi nga xam ne ñoo nekk fii ci suñu ginnaaw te ma di leen soo gis léegi muy personnelu à l'arrondissement de Kër Moussa te mu nekk fii ci Pout te ñuy doxal ci wàllu développement
Adja Khady Xuma ñoom Fatou ak ñeneen ñi ñu àndal yëpp di nuyu aussi koo xam ne dama ko fa gis léegi par surprise di sama secrétaire di Awa Niang di nuyu aussi suñu collègue bii di maire Diass nga xam ne tey bari na foo xam ne moo fay teewal maireem te maire bu toll ne Diass ku ñu yebal nga di leen teewe nekkul ku ndaw di nuyu aussi le président de la rénovation de Pout dafa mel ne dégg naa ne mu ngi fii mais nag di nuyu l'adjointe au maire Madjiguène Derwiche jaarle ci moom di nuyu jigéen ñëpp suñu ñëw fii tey nag yaakaar naa ne buñ fi téyee micro ne Moustapha Sarr jarul ngay wax ñun bu ñu waxee rek baax na kenn du ko fi weddi ndax nag Pout ak Kër Moussa 6 ak 9 lañu rek saa yoo wëlbatee rek gis beneen ba noonu laa ko gisee poste de santé bii jàpp naa ne Kër Moussa moo ci ëppale Pout lu muy jariñu parce que ci district gu Pout la nekk Kër Moussa ci la ñu nekk li ëpp ci suñu jigéen ñi fii la ñuy ñëw ndax boo gestoo fii saña fii la ngi fii tuguni nga ma dëkk ñu ngi nii lelo ainsi de suite te ñoo ñëpp fii lañ daan ñëw bon fii tey jii li fi nekk te ñu def ko fi te suñu partenaire Dangote yi def ko fi def leneen feneen jàpp nañ ne lii ñu def fii tey jii commune Kër Moussa lañ ko defal commune Pout lañ ko defal loolu vraiment ñu leen ciy sant di leen gërëm pour aussi ngeen xamee ko noonu que ne sur le plan administratif peut-être y a des limites mais nag territoire bi benn la ndax ñun bu njëkk ba bi ñuy doon xale bu ñu nee Pout Jandeer rek mooy tali bi ba géej gi ñoom ñëpp benn lañu donc loolu vraiment ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm di leen xamal ne lii ngeen def Kër Moussa jël na ci wàllam bi mu mat sët aussi pour loolu ngeen xamee ko noonu fi may terminer aussi avant may yegg ci maire bi mooy liggéey bu mel nii dañu ko wax maa ngi soog a xam ne sax ki ko doon liggéey wala ki ko doon piloté sama doomu bopp la te yaayam nekk ni ndax ku xam Mour Samba xam Momar Ciss yaakaar naa ne Grand Diallo bi xam na ci lu bari loolu bu ñu ñëwee fii tey fekk ñu tudd ko fi ne lii moo ko doon jiite suñu fierté la parce que suñu doom la suñu kanam la juddoo bon yal na yàlla gën ko jàppale. monsieur le maire aussi ñu ngi saluer sa esprit de transparence parce que c'est un entrepreneur ne melul ne Momar Ciss comme ab jàngalekat ah déedéet c'est un entrepreneur loi bi interdire ko fenn pour que mu war a soumissionner ci marché bi ba gagné ko mais bëgg transparence moo tax mu génn ci bopp mi te mënoon na ko gagné liggéey ko te loolu lépp ci yoon la koy teg donc bon monsieur le maire merci beaucoup ci sa ndimbal bi nga xam ne yaa ngi koy def ci population bi loolu li muy wane mooy lépp loo yor rek fas yéene nga ko yëkkati teg ko ci kaw loxo population bi donc ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëm suñuy partenaire Dangote yi di ñaan yàlla ñu ngi tàmbali di inaugurer ñu ngeen gaaw nag ci RSE bi muy gaaw lool mu bañ a yeex ndax nag mu ngi xaw a duggante xam naa ne dinañ ci yegg ci waxtaan incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Momar Ciss di maire de Kër Moussa teg ci suñu sœur adjointe maire bu Diass di nuyu sama premier ak sama deuxième adjoint Mor Ndiaye ak Madjiguène Derwiche di nuyu conseil municipal yi teew yëpp di nuyu imam yi délégué de quartier yi di nuyu docteur Badiane ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi yëngatu ci santé bi Khady Xuma bi nga xam ni moo dirigé vraiment comité de santé bi aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu bàjjanu gox yi góor ñi jigéen mag ak ndaw di nuyu waa Dangote jiital si Ousmane Mbaye ak madame Mbaye ak ñi nu àndal yëpp muy délégation Dangote tey ñu daje fii di inaugurer maternité de Pout Dangote financé ko defe naa ni ñuy wax ñëpp ay répétition rek la ñëpp kontaan si ñuy sant bu baax suñu boroom di sant yàlla bu baax ba tey yàlla may ñu maternité defe naa docteur Badiane wax na ko madame Camara wax na ko li si des rek mooy di ñaan jigéen ñi ni Kees Dakar ak feneen fu ngeen jëm wala muy clinique yi foofa ngeen di jëm fii moo yore mbir mi parce que ñi fi nekk ñu compétent lañu te xam nañu seen liggéey xëy na li manqué woon rek mooy lu mel nii te comme am na tey
defe naa ni kon yéen seen jàngoro faju na maintenant ñi ngi leen di ñaanal yàlla ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci poste de santé bi vraiment yàlla yokk seen grade yokk seen xam-xam parce que ñu jàmbaare lañu ñoo xam ne dañuy jàppale askan bi ñun xam nañ ci dara waxuñu rek pour gërëm mais danoo wax parce que dañ koo gis conditions yi gënoon naa difficile metti woon na mais teewul dañ daan am résultat boo gisee ñu def pousse district defuñu ko gratuite parce que pour benn population bi yaatu na l'honorable wax na ko léegi du Pout rek mais Kër Moussa Diender Kayar yëpp ci Pout la ñu bokk muy district bu yaatu mais résultat yi ñu def aussi résultat yu am solo la waaye jàpp naa ni bu docteur Badiane dikkee ba léegi nag ak madame Camara ak ñi nu àndal jàpp naa ni résultat yi gën naa yokk ba tax gis ngeen mbir mi ni mu yokkee ambulance yi yokk na bâtiment yaa ngi ñëw leneen ak leneen dana ñëw incha allah donc dañuy yaakaar rek dañuy ñaan yàlla rek ngeen tal fekke ba li nga xam ne population bi moom la ñu soxla ci mbirum santé ngeen mën koo résoudre vraiment waa Dangote moom dañ leen di sant di leen gërëm nun dañuy jël suñu responsabilité ba mu mat Dangote defe naa ne bi muy ñëw fii coow li bare woon na ba léegi sax am na coow xëy na peut-être xëy na Kër Moussa coow li egg fa mais Pout moom coow laa ngi fi ba léegi Dangote lan la fi def mais nun li Dangote def dañ koy wax ñëpp dégg ko dañu naan Dangote jaaraama nun de en tant que maire ak sunu bureau municipal ak les conseils municipaux ak ñi nga xam ne nag la majeure partie de population de Pout sant nañ leen gërëm nañ leen te loolu dañ koy assumer que emploi yi jeunes yi ña nga fay liggéey ou liggéeyuñu fa du tee ñu sant leen du tee ñu gërëm leen parce que loo gis aussi dafa am yoon nun li nga xam ne moom la ñu yore ñu dénkuñu ko yéen a ngi siy def li ngeen mën muy li nga xam ni danoo wax ni société bu nekk si gox war naa compati as tuut di fàttaliku di ko jox waa gox ba loola defe naa ni commencé ngeen koo def avant ngeen commencé produire billet Màkka yi am na ñu koy wax naan lan mooy billet Màkka yi nit ñi lañ koy jox tey Pout mën nañ ñoo seedeel te ñi si des aussi noonu lañ dem billet bu ñu fi mos a jox mosuñu ko jox premier adjoint ni deuxième adjoint wala ñu jox ko suñuy mbokk Pout waa Pout lañ ko jox te dañ koy jox seen i yaay lañu ak seen i nijaay ak seen i papa donc billet Màkka yi am na solo ki demee billet Màkka moom waxul ni billet Màkka amul solo bu doon buñ la ko joxee maire ñu def ko seen poche wala ñu jox ko seen mbokk ñu mën a wax waaye bu ñu ko joxee dañ koo delloo si askan bi donc billet Màkka yi am na solo dañ leen si encouragé bu baax a baax a baax beneen bi mooy social bi ngeen di def nun liñ siy jot muy suukar muy ceeb si weeru koor bi buñ ko joxee dañ koy delloo ak askan bi délégué quartier yaa ngi fi imam yaa ngi fi daara yaa ngi fi buñ ñu ko joxee du fanaan ñoom lañ koy séddalewaat ni lii Dangote ñu ko jox ñu fab ko joxaat leen ko donc loolu defe naa ña koy jot ñoom duñu ni lan la fi Dangote di def des na yeneen defe naa ni jeunes yi bëggoon dañoo jël parole étudiants yi ñi ngi taxaw jeunesse sport bi ñi ngi taxaw bëggoon a jël kàddu man maa leen ni dafay xat waaye ñooñu la ngeen leen defal ñoom duñu wax lan la fi Dangote def waaye li nga xam ne tey moo am solo mooy li nga xam ne ñëpp teg nañ ko bët gis ko muy maternité bi loolu defe naa ni ñun danoo amoon projet maternité danoo def fii benn R+2 muy 4 salles man leen déwoon incha allah daanu tabax maternité mais avant déwoon ñëw Dangote ñëw ñunu lan ngeen bëgg ñun ko maternité yàlla def mu taxaw si def ko rapidement ba tey suba bu leen neexoon suba ñoom ñu mën a dugg si maternité bi loolu dañ leen si remercier di ñaan yàlla yokk chiffre d'affaires bi ñun xam nañ ni bu ngeen fi nekkee yàgg fi chiffre d'affaires bi gën di yokk suñu problème day gën di wàññeeku parce que tey lii teggil ngeen ñu ko te yéen a ñu fas yéenee teggil benn école bu ñu waroon a tabax sant yàlla je peux prendre l'engagement parce que déjà discuté ak conseil sama bureau municipal dañ koy yóbbu si conseil bi rek pour ñu valider ko mooy prochaine fois école primaire dañ koy def yóbbu ko sant yàlla te Dangote ñoo ko fas yéenee defal waaw mais loolu buñ ko deful woon ñun ñoo koy def te leneen ak leneen mi ngi ñëw defe naa ni maire wax na ko léegi ni li ñuy ñaan rek mooy affaire bi ngeen accéléré ko at yi bañ di duggante bu boobaa day gën a neex waaye bu at yi duggantee rek mu yeex xëy na li ngeen di soog a commencé comprendre nañ leen parce que entrepreneur lañu yàlla dafa def étudier ak yooyu dafay yeex waaye nag dañuy anticiper rek ba li nga xam ne population bi bëgg nañ koo gis si yéen loola ñu gën koo gis nañ ko ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla chiffre d'affaires bi yokk bari na ay sociétés yu nekk fii si biir Pout
mosuñu noo jox dërëm ñaat dërëm mosuñu soo jox donc tey bu Dangote ñëwee def lii nan ko sant mais pourtant entreprise yooyu kenn attaqué wu leen te ñooñu ñun ñëpp doon nañ fa liggéey sunu mag ñi sunu papa yi fa la ñu liggéeyee ba retraité waaye mosuñoo defal dëkk bi dara Dangote ñëw am 3 ans defal ñu lii dañ naan Dangote jaaraama maintenant billet Màkka yi wax nañu dëgg district bi nee ñu nan leen siy xalaat mais bu ñu fàtte ni benn billet lañ ñuy jox defe naa ni madame Mbaye kooku maire de Kër Moussa ak maire de disons Diass daanu ñu mën a defal même bu dee am benn la ñuy am daan ñu defal dérogation ñu defal pour ñaar nag parce que c'est vrai que Ousmane Mbaye ñu koy wax waaye nun yóbbu nañu ñetti jigéen Màkka par rapport ak ñi si des xëy na waaye góor jigéen la ñuy yóbbu li ñuy yóbboo aussi am nañu naan nag nañ ko tirage au sort waaye man nee naa leen tant que maa ngi fi tirage au sort du am je suis le maire man la population bi élire loolu aussi ni ko nit ñi xam buñ ma élire tant que jox ma billet ni ma maire yow lañu jox billet maire lañ ko jox aussi bu nit ñi juum billet bi maire lañ ko jox waaye maire nag bu goree buñ ko joxee billet na ko delloowaat askan bi man lañu jox billet bi man ko rek delloo ko waat askan bi loola nag pouvoir boobu nag dama koy doxal ba mu mat du ma fi nekk yi tiire damay seet rek yenn saa yi ma jox imam yenn saa yi délégué de quartier yenn saa yi conseil yenn saa yi nit ku simple mais daal ñun ko jox nañ ko waa Pout joxuñu ko waa Ndar joxuñu ko waa Kees waa Pout nañ ko jox te tant que ñi ngi fi bu doon ñaar ñett ñeent noonu lañ koy continuer def donc ñi ngi leen di wax di daal madame Mbaye kontaan nañu Ousmane kontaan nañu lii ngeen gis ci kaw ay kaye la ñu bind ci Dangote 42.5 defe naa ni dañoo bañ ba def ci seen logo waaye bu amul woon logo aussi dañ leen di wax ni incha allah rabi da doon egg parce que daaw jox ngeen ñu ko amul logo mais defe naa ni jaarul sax sama bureau damaa woo directeur école yi jël ko directement parce que dañuy fas yéene joxe altine wax nañ ko ñi ngi invité ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi fi parce que li ñuy wax population bi aussi mooy au niveau du primaire ça je le dis et je le dis formellement au niveau du primaire bu leen kenn bindal kayit ba ngeen jënd ko amul lenn loo xam ne duñ ko joxe daanu joxe cahier daanu joxe protège daanu joxe bic daanu joxe lépp li nga xam ne primaire bi soxla ngeen ko loolu il faut que mu leer parce que bu ñu dénkee mairie bi aussi ñuy def ay effort il faut que effort boobu population bi yëg ko nun li ñuy joxe lu mat sëkk la dañ leen di laaj nombre d'élèves ñu jox ñu seet li ñu soxla ñu jox leen ko pour année bi yëpp donc képp kun si bindal feuille pour sa doom na nga ko delloo altine lañ ko fas yéenee joxe à 16h daal si boole yu Dangote yi joxe waale ko bu ko defee yéen it ngeen ñaanal Dangote pour que ñu gën a gëm kanam def nañu maternité bi indi nañu ay cahier ñi ngi si xale yi si nawetaan bi ñi ngi si nawetaan à l'occasion may remercier sama frère sama rak Ousmane président rénovation moom it dañ koy jàppale parce que yëg naa ko parce que membre rénovation la donc Dangote daal bàyyiwuñu kenn donc nun population Pout lu nit wax jàppaleen ni ay nit ñuy wax rek lan waaye population bi ñoom ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi ñaan yàlla yokku xéewal yi ba tax tey yéenay premier da ngeen di continuer nekk premier ba abadan incha allah ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaam